juróom ñaari waxtu toftal fanweeri simili ci télévision Futurs Médias dal leen a jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk ci lu ñu waxtaane accident bu metti ba am ca fajar ji ca dëkk boobee ñu naan Njuujuuf nekk ci région bu Fatick ñu ne nag ab bis moo fa këpp rek juróom ñaari nit ñàkk ci seen bakkan lu toll ci fukk ak ñeent jamono ji ñuy wax ak yéen ñu ngi foofee ca l'hôpital ndax seeni ay gaañu feneen fu amee accident di caawandu nekk ci commune bu Latmingué ca diwaanu Kaolack foofee tamit benn minicar moo fa këpp rek kenn nit moo fa ñàkk bakkanam waaye lu toll ci ñaar fukki nit ak ci juróom-ñett amet ci ay gaañu dina dem tamit ca diwaanu Thiès quartier bi ñuy duppee Medina Fall yeewu ci ay naqar ak fitna li ko waral nag kenn ci seen doom buy wuyu ci turu Marème Diagne la ku ñu jàpp ne rek faram la woon faat gannaaw loolee nag ñu ne jamono ji ki ñu njort ne rek moo def bile ñaawteef waa police teg nañ ko loxo. dinañ wax tamit ci mbiru coronavirus ak xeex bi nga xam ne rek kilifa yi féete fii ci réew mi sumb nañ ko ñu ne nag ci ñeenti nit yi ñu doon naan boo muyul dañu am feebar bi jot nañ leen testé nag nee nañ daal dara jotu leen ba tax na rek ñu ngi wéyal jamono ji ci ñett yi ñu doon topp nag nee nañ tane nañu bu baax fii ak i fan sax dinañ mën a dellu seen kër dinañ wax tamit ci bés bi ñu jagleel soxna yi fii ci réew mi aju ci 8 mars ñu amal ci ay xumbite yu bëri ci biir réew mi loolu may na association pour le développement du Sénégal bu ëmb ay soxna rek ñu toog waxtaan ci li ñu am ci xeex bi nga xam ne rek sumb nañ ko ngir fexe ba taxawaayu soxna yi gën a mucc ayib dinañ dem tamit ci diwaanu Kaolack xamale leen ak Seynabou Gueye di gouverneur ba moom rek mooy gouverneur bu jigéen jamono ji ci biir réew mi dinañ dem tamit ca bët saalmu réew mi fàttali leen la xewoon ndeer ak soxna yi foofe ca talaata ba ñu doon jàpp rek dugg ci biir histoire ñu ne boobaak léegi nag am na ñaari téeméeri at mbokk yi li may ponk yi soo leen taaxirloo ñu yaatal ko. ok asalaamaaleykum dal leen a jàmm ci xibaar yi ñu door rek ni nga ko waxoon ci ponk yi dem ba ci diwaanu Fatick foofee nag ci fajar bi la fa accident bu metti am rek benn bus moo fa këpp juróom-ñaari nit ñàkk ci seen bakkan ñu ne nag lu toll ci fukk ak ñeent jamono ji ñuy wax ak yéen ñu ngi ca l'hôpital ba ndax seeni gaañu loolu nag mu ngi xewe ci dëkk bi ñu naan Njuujuuf fu soriwul dara diwaanu Fatick Aminata Goudiaby ñëwaat ci xew-xew bi. accident bi metti na ñeenti jigéen ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan ak ñetti góor fukki nit ak ñeent am ci ay gaañu yu metti mu am nag ñaar fukk ak ñeent yoo xam ni ay gaañu yu yamamaay rek lañ ci am sapeur pompier nag ñoom nee ñu ci 3 heures du matin lañ leen yëgal accident bu ni mel benn bus bu jóge woon Dakar doon dem Koupentoum le pneu bi toj mu daanu ci booy génn village bi di Njuujuuf nekkee ci biir département bu Fatick ci route nationale numéro 1 bi fi mu ne nag ñooñu nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ñi ci morgue bu hôpital régional bu Fatick ñi nga xam ne nag ñoom la seen ay gaañu metti loolu ñoom ñi ngi ci service des urgences ngir nag xetali ñooñu nga xam ne ñoom ñoo am ay jafe-jafe ci accident bi ay moyens yu am doole la élément 32e compagnie yu sapeur pompier yi génne ndaxte génne nañ seen ñaari ambulance seen véhicule d'intervention légère bi ak itam beneen fourgon waaye itam ñaari ambulance yu hôpital régional bu Fatick mobilisé nañ leen ak beneen boo xam ni poste de santé bu Diouroup ñoom ñoo ko moom sapeur pompier yi nag ñoom ni seen jëmmi bopp daanaka lu toll ci ñaar fukk ñoom ñoo fa nekkoon doon jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo di victimes yi ba ci fajar gi nag ñi ngi woon ci terrain bi. Aminata Goudiaby ñu dem ba ca diwaanu Thiawando nekk foofu ci commune bu Latmingué foofu tamit beneen minicar moo fa këpp ñu ne nag kenn nit moo fa ñàkk bakkanam waaye lu toll ci ñaar fukki nit ak juróom-ñett ñoo ci jëlee ay gaañu ñu ne seen biir nag am na ñaar ñoo xam ne seen mbir moom xaw na métti lool jamono ji ñu wax ak yéen nag ñi ci am ay gaañu ñu ngi foofee ci hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass bu diwaanu Kaolack. bu fa jógee nag dañu dem ba ci diwaanu Thiès foofee nag askan wa rawatina ña féete ca quartier bi ñu duppee Medina Fall yeewu ci ab naqar ndaxte kenn ci seen doom di Marème Diagne étudiante la woon ci génie civil BTS moom lañ fa jàm paaka ba mu ju borom ci loole nag ki ñu joxoñ baaraam tuuma ñu jàpp na rek ab faram la woon ba tax jamono ji waa police teg nañ ko loxo Cheikh Anta Diop teewal ñu ci diwaan ba àndoon ceeg say laatir
doon mberteel lool ci askan nga xamante ñoom ñooy yeewoo fii ci quartier Médina Fall soriwul lycée bi ñu dikkoon nag fees dell ci mbedd mi kër gi kii di Mariam Diagne nekkoon étudiante ci génie civil BTS moom la ñu wax ne ki nekkoon faram de moom moo ko suuj ay paaka ba mu doxee ci ñàkk bakkanam di waa ji di Assane Gueye. ñu ngi gis waa ji muy def demi-tour di duggaat si kër gi si la ñuy dem toog fee maag sama waa ji même pas 5 minutes ab booy bu taxaw si kaw terrasse bi yuuxu jàpp leen si laa daw topp si ginnaawam seen ko mu ngi yor benn paaka bu weex ma daw ba poñe ko ginnaaw ne ko lan la mu ne ma damaa rey nit ma ne ko dangaa rey nit mu ne waaw ma ne ko kon dañ lay rey si laa ko dóor ñu songoo ñi njëkkante paaka bi maag moom si la sama waa ji ñëw daw ne kii rey na nit ay 2 heures la. ginnaaw xibaar yi nga xamante ne moom la ñu jot a rotal de nee nañ moom dafa nekkoon fële ca Maroc doon liggéey waaye koppar yu mu musaan am da ko daan yónnee nee na nag bi mu yëgee ne nag dafa am borom kër dafa dikkoon doon vengé wu loolee tax mu suuj ko paaka yi bi mu defee njomberi nag la ñu yóbbu ki nga xamante ne moom mooy Mariam Diagne ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès foofee nag la ñàkkee bakkanam ñu fàttu nag ki nga xamante ne moom mooy Mariam Diagne bi ñu ko mayee borom kër ak léegi am na 2 weer Assane Gueye ki nga xamante ne moom moo def njombel yi jamono yi nag mi ngi ci police su Médina Fall takk der yi ñu ngi wóyal enquête bi. Cheikh Anta Diop ñu jël si fii ci Ndakaaru wax tamit ci mbiru Karim Wade ak dogal bi bàyyeekoo ci justice monégasque foofe ca diwaanu France gannaaw rek buñ fa yóbbu rek lenn ci àtte bi ñu ne mbir mooy ñaareelu yoon nag bu nguuru Sénégal di ñàkk jële foofe ndam aju ci mbiru Karim Wade ci fàttali rek ñu ne nag agent judiciaire bu état bu Sénégal da doon sàkku rek ñu saisir compte Karim Wade ak Ibrahima Khalil Bourgui ak Pape Mamadou Pouy du ñàkk rek ñu ñëwaat ci ni mu gën a yaatoo ci yeneen xibaar yi. del si rek wax ci lu aju ci mbiru coronavirus waxoon nañ ko tey rek am na dispositif bu am solo foofee ca ministère de la santé télévision Futurs Médias di def kem kattan saa su nekk ngir fexe ba askan wi xam ci li fay bàyyeekoo ci loolu nag ñu ngi xamal ne ñaari cas yi ñu jàppoon ne rek dañu moom muyul dañu am feebar bi defal nañ leen test la ci bàyyeekoo nag dara jotu leen yeneen ñanti ñi nga xam ne rek ñoo leen doon faj nee nañ tànn nañ bu baax te boobu mooy sax fii ak fan rek dinañ dellu ci seeni mbokk dañuy teewlu ci loolu docteur Alice Diouf mooy porte-parole bu ministère de la santé ci micro Pape Fara Ñing. ministère de la santé di defee jot na ay résultats yoo xam ne Institut Pasteur moo ko jox résultats yi concerné na ñaari cas suspect résultats yooyu may wax léegi ne résultats yu négatif la donc bu ñu jàppee ci loolu Sénégal mu ngi am ñetti cas mooy cas yi nga xam ne ñu ngi leen di hospitaliser service maladie infectieuse et tropicale te ñooñu seen état de santé mu ngi amélioré wu ci waxtu yi wala fii ak suba dinañ defaat ay test de contrôle comme niñ ko defee woon ci benn cas bi nga xam ne déclaré nañ ko guéri. ñi nga xam ne dañu tukki woon bu ñu jàppee ci suñu mbokk bi jógee tugal ñëw Sénégal ñëpp ñi nga xam ne jege woon nañ ko bi muy feebar muy njabootam mooy ñi muy liggéeyal ñooñu dañ leen di xool parce que ñooñu pour ñun ñooñu ñoo gën a am risque pour am feebar bi ñooñu bés bu ne dañ leen di saytu. ñeneen ñi nga xam ne ñoo tukkeek moom ci roplaan bi jógee France ñëw ba Sénégal parce que moom bu muy tukki feebarul woon te ñi ngi wax ni feebar bi bu fekkee nit dafa la wàll du ci saa si la feebar bi di feeñ sa yaram am nga ñaari fan ba fukki fan ak ñaar yoo xam ne si la feebar bi mën a génnee et tant que feebar bi génnul buy génn sa yaram dafay tàng nga am problème mu noyyi di sëxat foofu boo defee examen laboratoire si la ñuy gis ni feebar baa ngi sa yaram bu dul loolu kenn mënul ne feebar baa ngi sa yaram. dal ci wax ci 8 mars wala bés bi ñu jagleel soxna yi rawatina ñu féete fii ci Sénégal ci loolu nag may na ñi nga xam ne rek ñoo bokk ci kuréel bi ñuy duppee Union pour le développement du Sénégal ñu amal ci ab ndaje luñ ci jublu mooy fexe ba li nga xam ne mooy xeex bu ñu sumb ñu xam fan lañ ci toll lan lañ mën a am ci li nga xam ne rek dañ ko doon sàkku saa su nekk maanaam soxna yi mën a dugal seen loxo bu baax ci administration fii ci réew mi ak ay pépp bu poste nekk rek Mohamed Samb teewoon na seen ndaje tey bi àndoon cekk Jaafara Ba. ci jamono bi nga xamante ni si ñu ngi màggal bésu 8 mars ñoom jigéen yi nag leen rek moo leen tax a jóg moo di ñu sàmm seen i àq ak seen i yeleef ci pénc boo xamante ni si bàyyi jigéen mu dem ak boppam nekk na loo xamante ni si lu fi jafe la. da ngay am sa projet daal di ko déposé boo déposé projet bi am benn montant boo xam ne moom nga laaj
ñu jël montant bi diviser ko ba mu nekk montant bu ndaw xam nga montant bu ndaw bu ñu la ko joxee nga amoon sa projet boo xam ne lii moo war a tax li nga bëgg mu am jotoo ko lañ la jox boo seetloo da nga koy duggal sa waañ. moo tax ñu war a nag liggéey am ay mécanismes yoo xam ne daf ñuy permettre financement yi ñu jox jigéen ñi mu nekk financement yoo xam ne dafay dem réellement seen autonomisation. amal nañu ay jéego yu am solo ci wàllu ak yelleef yu jigéen ñi waaye nag yemoo gi di maanaam parité bi ak i tamit mun a am suuf su doy léeg-léeg dafay jafe ci jigéen ñi. loi parité baa ngi fi waaye boo xoolee gouvernement bi jigéen ñi néew nañ ci nag. te tey waroon nañu mën a am gouvernement boo xam ne li mu góor ñi ak li mu jigéen ñi war na mën a nekk parce que jigéen ñaa ngi fi mën nañ ko mate nañ ko nañ leen ko jox. ndax gis nañ ne foncier bi tamit jigéen ñi am nañ ci ay jafe-jafe même bu dee loi bi nga xam ne mooy loi bu juin 64 bi ak loi d'orientation bi nee na jigéen nag góor ñoo yem ci suuf mais gis nañu jigéenu Sénégal li ñu gën a tardel mooy suñu tradition ak suñuy coutume ak suñuy us loolu moo waral dañoo mës a tënk ci rôle boo xam ne rôle bu second la mooy wane na ñun ñoo gën a suufee góor. ñoom ñi nga xamante ni si dañuy dugal seen loxo ci xeex ñaawteef yi ñuy teg jigéen ñi di xaar rek loi bi nga xamante ni si moo di criminaliser viol ak pédophilie ñu appliquer ko ba mu jaar yoon waaye itamit ñuy boole ñi koy def. waaye il faut que jigéen ñi jël en charge dénonciation bi il faut que ñun nangu toog waxtaan ci yëf yi xam ne loolu day yàq société nuñ koy dàqee ñu waxtaan ci. ñu jël ci ay mesures état bi def na li mu war a def ñun léegi ñoo ci des société bi population yi par rapport à ces questions. Qui est une loi qui permet le durcissement des peines donc maintenant qui passe de 10 à 20 ans et si le viol est suivi de meurtre c'est la perpétuité. donte ni sax loi bi ci wàllu parité maanaam yemoo gi amal nañ ko fii ci Sénégal ñoom jigéen ñi nag téeméer boo jël ci administration bi fukk dong lañ ci am ci ay nombal tànk mu nekk lim boo xamante ni si ñenn ñi jàpp nañu dafa néew loolu. Mohamed Samb ci ñu wax ci weneen jigéen buy bay waaram ci foire bu mu fete di Seynabou Gueye ñu ne nag moom kot mooy jigéen bi nga xam ne rek gouverneur la fii ci Sénégal ñu ne bërëb boobu bëri na loo xam ne rek milieu bi ay góor ñoo fa nekk ba tax na rek ñu ngi rafetlu saa su nekk taxawaay bi mu am ñoom suñuy ndaw di Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey tase nañu ak moom foofu ca diwaanu Fatick ñu ñëwaat ci. 8 heures ci guddi daanaka moom moo jot waaye ba léegi moom mi ngi ci bureau nekk gouverneur nag moom nee na liggéey bu bëri la waaye itam responsabilité bu bëri moo tax nag mu ni faaw ngay liggéey bis bu nekk ngir am résultat yi nga xam ne moom la ñu soxla ci yow. buñ la tegee ci poste xëy na tam dafa am défi ak responsabilité bu nekk ci ginnaaw parce que tey jii ju taagin ne que da ngay seet la ca neex rek nga jël ko parce que poste tam buñ la fa tegee dafa am lu ñuy xaar ci yow am na yoo xamante ni war nga ko mën a tëral war nga ko mën a doxal. te yaakaar naa ni nag responsabilité yooyu foog nga matee ko soo ko mateewul quelque part pour man daal amatoo fa place mais war nga matale def sa kéem kàttan ginnaaw confiance la ñu jël teg ko ci sa kaw war nga tey ji li njukkal bi mooy ne góorgóorlu ba fañ la teg tamit nga def fa ay résultats. moom ñu ngi ko tabb mu nekk gouverneur ci weeru mai 2019 bi ñu weesu fi mu ne moom mooy benn jigéen ci Sénégal bu nekk gouverneur fi mu ne moom nag moom mooy ñaareeli jigéen bu yor poste boobu gannaaw Viviane Loor Elisabeth Bampassi nga xam ni moom itam nekkoon na gouverneur bu région bu Fatick. bi ñu annoncé nomination da nga ciy ressentir fierté te je crois que occasion la ñu remercier bu baax son excellence monsieur le président de la république ci confiance bi mu am wóolu jigéen ba teg ko ci poste de responsabilité boobu te may fàttali ko ne du man rek la ko njëkkee ndax tey jii am na sama benn koo xamante ni suñu mag la muy Viviane Loor Bampassi nga xamante ni jotoon na fi jaar moom it comme gouverneur te defe naa confiance boobu moo renouvelé ci femmes yi wax dëgg président wane na fi mu teg jigéen ñi. Dakar la juddoo te itam papam ab gendarme la woon gouverneur Fatick cursus bu baax la def ci wàllu njàngam loolu tax sax moom mu am maîtrise ci science économique parcours bi nga xam ne nag moom la def ci administration territoriale tax na tey jii moom mu ni am na yenn expérience yi. ñu génne école nationale d'administration ci promotion 2002-2004 bi ñu wëlbatikoo dem nañu fi nga xamante ni mooy intérieur toog nañ fa un temps bi ñu wëlbatikoo après door a dem région de Saint-Louis nekk naa fa adjoint au gouverneur chargé du développement ensuite adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives ci département Goudiri foofu laa njëkk a dooree sama fonction de préfet bi ñu wëlbatikoo ma jóge foofu dem à Guédiawaye def naa fa 3 ans wëlbatiku foofu tam dem département de Guinguinéo ci région de Kaolack
foofu def naa fa 5 ans ak lu teg ca laa wëlbatiku nag door a ñëw fii comme gouverneur de Fatick. engagement discrétion ak itam yaru loolu mu di ay kàddu yoo xam ni dañ koy dégg ci ay collaborateurs am moo ne day moom mii bi muy gën a nekk xale dafa foogoon ni ci wàllu wér-gu-yaram lay liggéey. mais xam nga parfois aussi mën nga am bëgg-bëgg mais nga dem ba ci biir après suñu borom mooy décider fan nga war a teg sa tànk mais wax dëgg duñu mën lu dul rafetlu ko ndax lu am solo la ndax servir say population servir l'intérêt général loolu yaakaar naa ni dara dàqu parce que tey ji yaakaar naa ni jigéen bu ci jàng jigéen bu ci am yenn responsabilité buñ ko taxawoo jàppale ko na mu war au contraire lu mën a def ba dëkk boobu jëm kanam defe naa day jëm kanam. ci wàllu vie privée moom mi mère de famille la waaye jëkkër ji mu am ku ko comprendre la te itam ku baax la moo tax nag liggéey bi jafewul benn yoon ci moom nag nee na ku mën a togg la. Aminata Goudiaby cant ak ngërëm ñeen la bàyyi ko foofu rek dañuy dem diwaanu Ndeer ku ko tudd rek sa xel dem ci talaatay Ndeer wala taxawaay ba soxna yi mës a am ñu ne nag dañ doon bañ ku leen noot wala fitnaal boobaak léegi am na ñaari téeméeri atum ren ji ñu porox ndolu ci 8 mars bi ñuy màggal soxna yi ngir ñëwaat ci boobule xew-xew Ousseynou Diop ak Habib Seck. ñu ngi ci Ndeer dëkk bi nag juróom-ñaari fan ci weeru mars ci atum 1820 ay jigéen ñoo duggoon ci benn néeg taal seeni bopp la ñu bañoon mooy ñu noot leen waaye tamit ñu daal leen di jëfandikoo ñaari téeméeri at ginnaaw loolu ba mu amee ak léegi fii ci Ndeer jigéen ñi di ko fàttaliku mu doon xew-xew boo xamante ni xew-xew bu mag la. jigéenu Ndeer ay bañkat rek ñoo fi nekk li maam yi doon bañ démb tey la gën a dugg fii si biir Ndeer ndax fii si biir Ndeer jigéen ju mën góor ñoo fi am ba tey li fi maam yi bàyyi woon ba tey moo fi. ci bërëb bi lee ñi fi jël kàddu ñëpp daal nañuy fàttali jigéen ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci Ndeer te jëf fii jaloore ju rëy waaye tamit di ñaax seen i moromu jigéen ñi jamono jile ñu gën a bàyyi xel seen i bopp di xool bu baax seen i jëf yi nga xamante ni moom la ñuy def jamono jile ngir suba way bañ leen di way bañ a doon way bu ñaaw. exemple la ci jigéenu Sénégal waaye exemple la ci jigéenu Ndeer waaye aussi exemple la ci jigéenu Waalo jukko yooyu tey ji ñun dañ ko war a roy muy jom muy ngor muy fulla muy fayda. tous les cas ministre de la culture nee na dinañu tabaxal case musée de Ndeer nga xam ni fépp foo toll ci commune ñi da ngay seen bu guddee da ngay seen lampe yi di tàkk ñi ko war a visiter di ko visiter te du nekk case rek dina am ay commodité bibliothèque fu xale yi mën a jàng ak yeneen fu ñu mën a def suñu ay réunion suñu ay conférence. kilifa yi nekk ci gox bi sax gis ni jigéen ñi nekk ci Ndeer dañ leen war a gën a jàppale waaye tamit taxawu leen. dina bi yëpp waxuma Afrique rek ndax tey jii Afrique yëpp ko war di feetoo waaye monde bépp ñoo war di feetoo tey jii 7 mars bi te incha allahu si kanam rek yoon wi ngeen jàpp continuer leen ko noo ngi seen kanam noo ngi seen gannaaw. ñaari téeméeri at ginnaaw ba ñu taale seen i bopp ñoom jigéenu Ndeer yi tey jile seen i ay sët ñooy def lu nu mel di wane njàmbaarte bi ñu amoon ak fonkoon seen i bopp. Seynou Diop del si fii ci Parcelles Assainies foofu tamit màggal nañ soxna yi gannaaw ab ndaje bu ñu fa amaloon rek ñu ne nag luñ ci jublu rek mooy fexe ba ñi nga xam ne rek mooy soxna yi ñu gën a am seen place fii ci réew mi ñi amal li ñu mel nag ñu ngi duppee seen bopp ànd defar Parcelles Assainies ñoom li ñu bëgg mooy kilifa yi gëstu leen su ko defee rek ñu gën leen jëmmal dañ ciy teewlu Tahirou Sow mooy présidente mouvement boobee ca micro Cheikh Diop. mooy doole. donc te jigéen ñi dañoo takku di booloo lépp lu ñuy def dañ ci ànd ñoom ñëpp dañ ci ànd vraiment jàpp si te góor goo gis daal jigéen a ngi ci gannaaw donc vraiment loolu dafa jar a remercier dafa jar a gërëm donc muy 8 mars bii ñuy def suñu sañoon dañuy def 8 mars chaque année dañ wala plusieurs fois ci année bi ñu def ko benn. ñu dem ba ca diwaanu Bambey waxtu njàngale mi foofee ca université Alioune Diop féete ci boobule gox ñu ne nag dalal nañu rek ñu féete ci région Aquitaine ca diwaan de France lëkkaloo dox seen diggante ñu weccoo xalaat rawatina ci waru xarala yees yi ak nees yore këru yooyu du maanaam université yi loolu nag nee na luñ ci jublu mooy fexe ba gone yi gën a am condition yu mucc ayib ngir ñu mën a amal seen formation ni mu waree dañ ci teewlu docteur Amadou Lamine ci micro Babacar Diouf. di vice-présidente chargée de la commission santé au niveau de la région Aquitaine ñëwoon fi tey avec l'université Alioune Diop de Bambey mais également le conseil départemental de Diourbel pour ñu liggéey ensemble mu nekkoon réunion technique boo xam ne dañu doon xool naka la ñuy def pour que coopération bi nga xam ne moo am diggante la région de Diourbel ak la région Aquitaine naka la ñuy def ba mu développé wu si suñu wàllu université yi ak si wàllu hôpital bi. li ñu ci jàngat mooy ñoom bu ñu demee daañu wutal ay hôpitaux ay universités yoo xam ni daañu mën liggéey ak ñoom
su ko defee bu ñu toogee waxtaan ak ñoom xool ba xam ak hôpitaux yooyu nga xam ne ñu ngi seen région Aquitaine ak université yooyu naka la ñuy def pour mën a développer à la fois université bu Bambey mais également à la fois l'hôpital de Diourbel parce que li ñu ci bëgg rek mooy faculté de médecine bi nga xam ne tënk nañ ko depuis 2017 si université Alioune Diop de Bambey te élèves yi étudiants yi ñëw fii si hôpital Diourbel di fi def stage ñu jëmmal ko mu nekk faculté de médecine boo xam ne dafay am jëmm mu gën a ñoŋ gën a baax te loolu il faut ay partenariats yoo xam ne dañ koy développer. ci wax ci wàllu diine ak appel wala woote Seydina Limaamu Laay Al Mahdi atum ren ji ñu fas yéene ko amal ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weer bi ñu nekk mu nar a yem ak téeméer ak ñeent fukkeel bi yoon. loolu nag ñu fas ko amal ci béréb yu bëri ba tax na association bi duppe seen bopp vision 129 demoon nañ tey ci suba ci xuntu ba ngir balek gën a taaral nee na liñ ci jublu rek mooy fexe ba taalibe bu fa mës a ñëw rek nga mën a am li nga bëgg mën a ñaan julli tamit jële fa ngeen Cheikh Diop teewoon na fa tey àndoon ceek Thierno Laurent Mendy ñi li di lay li nga xam ne moom moo di suuf si ngir daal di koy dandaleek lépp loo xamante ni da di salté ñu nekk fii nga xam ne moom moo di ci xuntu mi mu nekk ab bërëb boo xamante ni ci appel bu Seydina Limaamu Laay Al Mahdi bi nag ab mbooloo mu takku dina fi teew. nar a dala gan yi nga xamante ne dañu màgg tedd te macha allah lim bi xaw a takku da ngay jël say précaution pour dalal leen ci jàmm waaye dalal leen ci ak set. association vision 129 jàpp ne du yem file benn yoon ndaw yi la jamono yi taxaw temm ngir daal di seetal bépp barab boo xamante nii rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi daañ fi teew. ñoo ngi dooree sax barab boobu mu tëdd di Yoof jàmmalaay doore nañ ko lay barab bi yëpp defar ko macha allah jóge foofu ñëw fii ci xunte mi nga xamante ne fii la lépp jiitoo waaye noonu la ñuy demee Cambérène nga xamante ne fa la ñuy ibbee yëf yi. le 25 incha allah si suba gi. appel bu Seydina Limaamu Laay di dajale ab mbooloo ba tax association vision 129 di sàkku rek ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi bu ñu fi teewee ñu daal di dëppoo lépp loo xamante ni rek day mën a tax ñu daal di xeex feebar bii di coronavirus. lépp loo xamante ne war nañ ko jël ci ay matuwaay si dalal nit ñi si hygiène ba dara du leen fi dal dara du leen fi gaañ dara du leen fi lor. ñun dinañ ko taxawee ñaan yàlla jële fi lii di coronavirus. at bile nag doon téeméer ak ñeent fukkeelu anniversaire bu appel bu Al Mahdi ñu daal di koy jàpp ci ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mars bi ñu nekk mu nekk itam ab xew-xew diine boo xamante ni rek taalibe yi fu nekk la ñuy bàyyeekoo ci àdduna wërngal këpp ngir rek daal di fekkee appel bile. Cheikh Diop yal nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ñu wax ci wàllu tàggat yaram ak Ligue 1 13e journée diggante Casa Sport la woon ak Dakar Sacré-Cœur ca cappaandaw ga nag waa Casa Sport ñu daan ñaari ball ci benn waa Dakar Sacré-Cœur coach bu Casa Sport nag ne defoon na kem kàttan ngir fexe ba gone yi moom bañ a téye ballon bi ndax gisoon na ne rek bu ñu fubalee ni mu waree mënoon na leen indi lay jafe-jafe Pape Fara ñi ngi ñëwaat ci match boobee àndoon ceeg Amadou Ba. ñaari bi yu am solo ngir mun a gañe kii di Dakar Sacré-Cœur Casa Sport nag daal di fippu gannaaw ba mu amee début championnat bu bon ndam li nu mel nekk lu baax ci ñoom fii ak njeextalu championnat bi. li ñu leen wax bu ñuy ñëw mooy ñu ngi dem tase équipe bi nga xam ne dafay football dafay téye ballon donc dañ ko war a tere mu def ñeenti passe buñ ko teree ñun suñu avantage la parce que daf ñu permettre ñun ñu mun a jouer suñu jeu te loolu la ñu def ba ñu terminer premier mi-temps bi. mais malheureusement ci biir loolu deuxième mi-temps bu ñu ñëwee def nañ ko mais ci erreur bi nga xam ne mauvaise appréciation la bu équipe bi yëpp parce que du joueur bi yoroon bal bi rek jël nañ ci biir. regret yu bëri moom la ñu am ñii di académiciens yi seen entraîneur jàpp ne manque d'expérience dëgg la ñu gis ci rencontre bi. di dominer équipe taxul nga gagné ko. dominer ko tamit dugal ko benn ëppale ko occasion wala gën a téye bal bi tamit tax nga gagné mais il faut que tam ñi mën a tàmm tenir jusqu'à la fin. waaw boo leen gisee sax xam ne bu ñu dugalee ñi dugal tey ñi fubal boo si xoolee ñëpp ay junior lañ ay xale lañ donc ñun suñu politique club bi daf ñuy laaj tam ñun ñu dugal xale yi ñu fubal mais xale tamit dafa nekk ci jàng bi tam yenn saa yi mën na mokk si ñeneen ñi mën na bañ mokk si ñeneen ñi. gannaaw ndam lu am solo li les verts et blancs yu Casamance yi nag nee nañ fas yéene nañoo entamé beneen tournoi ci ñaareelu pàcc bi. 10 match yu ñu def yëpp. ay match ni dañuy gagné benn match ñu perte ñu def match nul ñu gagné donc loolu moo reflété wu ci deuxième phase bi léegi lu ñuy wax xale yi mooy phase bi jeex na ñu ngi dugg ci deuxième phase boobu mooy ñëpp ñu ngi à 0 point
léegi ci deuxième phase ñu xool ñaata point lañ ciy jël. ndam lu mag nag bi nga xam ne Casa Sport daan na koy am loolu tax na mu nekk ci pied podium bi maanaam jël ñeenteelu place bi défaite mi nag dafa dakkal xadara ñi nga xam ne ñoo nekk Dakar Sacré-Cœur. Pape Fara Ñing cant ak ngërëm ñeena la yéen tamit naka noonu ak ñi jàpp ci xibaar bi ba lay piyam ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew jukki leen xibaar yi ci français jërë ngeen jëf.